dikkati naa waykat baa ne woon mën nga ci bii boor mën ci bee boor tribune yéene kaay ne ko Macky Sall jaaxle na ci bii boor jaaxle ci bee boor yéene kaay bi dama xam ngeen géej mambulaan Macky Sall day lu toll ni géej mambulaan la gàddu ci problème jamono ji problème mu réew mi moo daal di wër ndomb président Macky Sall yéene kaay bi dee média bi ne ñaari at gannaaw palaatam moom président Macky Sall daanaka mën nañ méngale li muy dund akub jaxaan na ma ci réew mi ndax réew mi moom fi mu ne benn lam la yënguwul yaram mu màggat la foo lamb day métti jafe-jafe yaa bari te dara ci réewum Sénégal doxul président Macky Sall daanaka lay dox ci moom bariwul ndax gannaaw réew moo xam ni métti na lool tribune ne ma ay yaakaaram ci wàllu politique dafa daal di yankeeku élection locale yi gën ko firndeel ak ñàkk goo xam ni moom président Macky Sall daal ñàkk na ko ci Ndakaaru ñàkk ko ci Géejawaay ñàkk ko ci Diourbel Kaolack Thiès ñàkk ko it ci Ziguinchor ci élection locale yi fekki nag réew moo xam ni askan waa ngi sëngeem akum jaxle xiif lekk fi nekk fi doom bu góor las yéene kaay na ma jàng fii nekk fi doom bu góor fi mu ne crise bi am ci biir njàng meeg njàngale mi sori na sax ak luy jeex yéene kaay bi ne ma syndicat yi daal dinañuy lancer seen juróom-ñeenteelu plan d'action ëllëg lañ ko war a tàmbali tey moom nice jàng dina am ci réew mi waaye fii ak àjjuma bu leen yóbbu ndongo yi jàng du am Sud Quotidien ne ma syndicat jàngalekat yi ak gouvernement gi am na déggoo gu waroon dox seenu diggante ba ñu lal taabal façon yéene waxtaan nguur gi nag defal leen juróom-ñett ci proposition ci loo xam ne la cay tukkee ci alal Sud Quotidien ne ma dina toll ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti milliards syndicat yi ne leen lekkatu kese naxuti béy lii ñu leen di dig daanaka pour xëcc leen régler dalul xel moo tax it delloo nañu buum ca mboy ga fas yéene delluwaat ca gréew ga Le Soleil yéene kaay ne nguur gi kay daal dinay sàkku ci jàngalekat yi jébbal leen koppar gu toll ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti milliards waaye jàngalekat yi dañoo xeeb lu ni mel Pedre Ndiaye ci lii Quotidien ne waaye jàngalekat yi ak nguur gi dañoo war a déggoo ci seenu biir ndax déggoo googee mooy tax suñu doom yi dem jàngi suñuy doom jaaxle nañu suñuy doom bëgg nañ jàng suñuy doom ñooy suñu yaakaar ëllëg kon juboo moo leen war Le Soleil yéene kaay ne ma ña ngay ñaxtu de 24 heures ne ma en tout cas président de la République Macky Sall bu waxul ci salaire yi tey dina ci wax ëllëg ndax nag lépp loo xam ne dañ koy dundee yokku na ci réew mi am na xiif lekk fi waxoon naa leen ko waxati ko jafe na ndox mi seer na lool courant gi seer na lool Macky Sall la ko war kay mooy jamono ji yokku salaire yi nag ndax gaa yi mën a dund ndax nag du jàngalekat ci kese de ñépp ci réew mi fi mu ne ñoo daal di sëngéem te lay yëkki seen i mbagg yëkki waat seen i yaakaar ci président Macky Sall mooy mu yokku salaire yi xool nag nees def ba dund gi amuk wàññeeku le mandat ne président Macky Sall day wax ji mooy tey na Bamba Fall ci loxoom suñu jàmbaar yi it ñu jàpp leen fas leen yéene nag bàyyi ni ki tey laas ne ma ko wax lii day wax la ca des élection locale yi ba tey jeexagul Benno Bokk Yaakaar ca Kaolack dañoo jàpp ne ab deal dafa am diggante Serigne Mboup ak Mariama Sarr ngir mu jébbal ko mairie bi Vox Populi ne en tout cas opposition bi ma ngay waajal de dem ca Saalum googee Khalifa Babacar Sall Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias ña ngay takk seeni kaaka ngir dem ca Saalum ndax la fa am ëpp na tës Bengeloun mi nga xam ne moo gagné conseil départemental ba la ñu ne duñ ko installé ndax nag dañoo defub recours njortu ne moom Bengeloun gañewul élection ya préfet ba dàqub installation Grand Place ne ña nga doon installé maire bu bees bu Sangalkam waaye Omar Gueye ak waa Benno Bokk Yaakaar ba tey gisuñu maire ba Grand Place ne ma lii mooy maalaw gisul raay ba tey Direct News ne ma am nay ministre yoo xam ne guddee nañ de kenn mënu ci dara te nag boo moytuwul jafe-jafe daañu ko am bu dee dinañ duggaat ci gouvernement gu yees gi Abdoulaye Diouf Sarr Direct News ne ma ñaari defet la am dañ koo daan te Yoff ga mu dëkk daan ko ci wil bu Ndakaaru ndax sénégalais yu bëri nag ñoo daal di sanctionné Benno Bokk Yaakaar lébu yi wateel Barthélémy Dias muy Ngor Yoff ak Wakaam Omar Gueye moom ca Sangalkam jàppoon na nit moomeelam la ñu daal di ko fa dóor ba mu tëdd ministre bii di Amadou Hott Bara Gaye daal di koy toroxal ca Yëmbal Le Quotidien ne bu doon ab crédit la ñu am day ngir bëgg woote allié yu président Macky Sall moom seeni yos jeex na te boo moytul gouvernement gii di ñëw duñ ca bokk muy parti socialiste mu di AFP wala it réew mi président Macky Sall fonkoon na leen waaye boo moytul seenu nguur jeex na l'indépendant ne président Macky Sall day fi mu ne gisul lenn lu dul soppi gouvernement gi waaye nag am na cay jafe-jafe ca boobu la coppite ndax président Macky Sall daf fee bëgg andi nit yoo xam ne daañu wàññi jafe-jafey askan bi yombal leen seenu dund waaye tam ca wet ga wàllu politique tënk na président Macky Sall l'évidence yéene kaay ne am na ci ministre yoo xam ne day bu leen yeboo takk seeni kaaka te xam ne duñu bokkaat ci gouvernement gi am na ci DG yoo xam ni def nañu ndam lu rëy ñoom it mën nañu waajal seen bopp te xam ne daañu bokk ci gouvernement gi l'observateur ne gouvernement gi day la ko yeexal jamono ji du lenn lu tul wutuk premier ministre ndax nag faaw ñu am premier ministre fi mu ne ngir nag mu mën a xëcc ci ministre yëpp mën leen ñaax ci liggéey bi gaa yi doon benn l'indépendant ne booba day maire ña ngi leen di installé rek cëgal tàppe Fass Colobane sous préfet Djibi Diallo installé na Abdoul Aziz Faye ca Guédiawaye Ahmed Aïdara juboo fa ak Aliou Sall las yéene kaay ne ma Abdoul Mbaye booba ma ngay woote wallu ñu bañ ko seyal maintenir ko législative yi yéene kaay bi ne ma ña bokk Benno Bokk Yaakaar day ña ngay dajale seenu bopp ngir am ndam lu rëy ci yooyu les élections libération ni ma passeport diplomatique yi day coow la jeexagul borom salon de coiffure bu mag lañ ca jébbal daal dinañ koy jàpp mu takkal kenn koo xam ne ma nga nekk ca
ca bureau yi defar passeport diplomatique ya tribune yéene kaay ne ma ku wax lii wax la ca des de nañu wax nag ca kër yi nga xam ne jeex na tàkk ca nebbe juróom ci kër yoo xam ne lakk moo leen jeexal tàkk tribune sport ne ma boobu day mooduloo ma ngay waatal jaxaan na ma Ama Baldé xamal na ko ne songook yow moo tere ma dóor la daan la Ama Baldé mel ni ku faalewul loolu xamal Moodu ne ko jël bi ci yow laa koy xaarta ci yow laa koy amee l'observateur ne ma waxtu ba nga xam ne Sénégal gagné woon na Coupe d'Afrique gaa yee jubilé juróom-ñaar ci xale ci Tëngéej dañoo fekk xale bu jigéen boo xam ne mënta waxta du dégg ñu daal di koy sàkku juróom-ñaar sàkku benn bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat yendu leen ak jàmm. mondial Qatar 2022 Sénégal Égypte weeru mars lay doon. waaw gannaaw nag ba ñu jógee suñu digganteeg Égypte ci nag finaalu Coupe d'Afrique des Nations bi kon nag ñaari équipe yi muy Sénégal ak Égypte fas yéene laale waat loolu nag jàpp jëm ci wàllum barrage Coupe du monde Qatar 2022 jàppale nag ni ki ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars si la ñu fas yéene dalal laale ak Égypte foofu ca Caire bu ñu sa jógee nag ni ki ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars ba tey ca stade bu Diamniadio nag ci le match retour bi loolu tax na nag kon ni ki ëllëg kon ci mardi bi fédération sénégalaise bu football seen comité nag exécutif bi ñoom nag dinañ nag amal ab waxtaan ngir xool nag yan matuwaay la ñuy jël ngir nag double confrontation boobu la nga xam ne Sénégal bébétam mooy nag gannaaw ba mu jëlee Coupe d'Afrique des Nations delluwaat foofu ca Coupe du monde ca Qatar 2022 jàppal ni nag kon Égypte sax boo moyul nag ñoom seen entraîneur bi di Carlos Queiroz mi nga xam ne dañ ko rouge nag ci seen nag demi-finale bi kon mun na nag ñëwaat ngir bokk ci boobu lay jongante ngir nag mën a tàggat équipe bu Égypte yeneen jongante yi nag jàppal ne kon dina nag dox ci diggante Cameroun ak Algérie Ghana moo ci laale ak Nigéria RD Congo ak Maroc Mali ak Tunisie yooyu lay jongante ay match aller retour la ngir ñu xool yenn juróomi nation ñooy fas yéene nag teewal Afrique foofu ca Qatar 2022. Ligue 1 dafa mel ni kon gannaaw jongante yi dooraat nañu seen i activité ak juróom-ñeenteelu bëccëg bi. waaw ci week-end bi nekk la ñu ko doon amalee jàppale nag boobu yooyu la jongante juróom-ñetti biir rek la ñu ci nag dugal xam naa nag trêve bi moo tax lu jëm nag ci wàllum attaquant yi nag fasuñ bu baax a baax jëm ci but yi waaye nag choc bi doon dox ci diggante Tëngéej FC ak ñi di waa Jaraaf bu Ndakaaru match nul la ñu def ci leeral ñu ànd ci ak Soxna Fall. taxu ko bari lool ci juróom-ñett la daal di tollu ñetti ndam lañ ci nemmeeku ñeenti match nul mu am ci ñaar yoo xam ne amul benn but juróom-ñeenteelu bëccëg bi lañ doon jogante mu di ak ndoxteel goo xam ne dafa timide gannaaw ba nu bëlee ndax Coupe d'Afrique des Nations bi moo fi jaaroon US Gorée GF ak GFC ñoom rek ñoo am ndam ci bile bëccëg kon yële équipe ma daal di lim seenu ndoxteelaat baax na choc bi doon dox ci diggante Teungueth FC ak Jaraaf de Dakar ci ab tembo la mujjee benn ak benn Sport mi nga xam ni moo jiitu ci classement bi am fukk ak juróom-ñaar ci ay poñ moom kese mooy club bi nga xam ne amagul défaite bi nu dooree ak léegi GFC moo nekk ci ñaareelu place bi ñu toll ay poñ Génération Foot moo tëj lii di podiumu classement bi waaye actuel leader bi bokk ci équipe yi nga xam ne ànd ci ak Dakar Sacré-Cœur Jàmbaar ñi ëpp match nul toll na ci juróom Jàmbaar moom dafa kalewaat ci bëccëg bi nekk première équipe non relégable AS Douane mi nga xam ne dafa témboo moom ak AS Pikine waaye Njàmbur mi Génération Foot daan bile di juróomeelu defetam ñoom ñooy ndàdda yi. Soxna Fall gannaaw nag Ligue 1 bi Ligue 2 bi tamit ñoom ñoo ngi doon amal seen i jogante ci week-end bi kon jàppale nag 9e journée boobule stade de Mbour mi nga xam ne mu nekk ci bopp championnat bi dafa nag gën a dëggal boppam gannaaw ba mu amee ndam ci kaw Amitié FC benn bal ci dara promu bi nag di Waly daan moom dafa dem foofu ca Fatick daan ñi di waa jamono bu Fatick benn bal ci dara kon moom nag moo jël ñetti poñ Kër Madior moom moo nag daan ñi di waa ñaari tali ñaar ci dara match nul yi nag xawoon na bëri loolu ndaxte ci diggante Dakar Université Club ak Renaissance bu Ndakaaru 0 but partout la ñu def même score la ñu nemmeeku ci diggante US Ouakam ak Sonacos bu Diourbel Thiès FC ak Oslo 0 but partout la ñu def kon ñeenti but la ñu jot a dugal ci nag juróom-ñeenteelu bëccëg bi kon tey jële sax la ñu koy ndar kepp 16h30 foofu ci stade Fodé Wade Demba Diop moo ci dalal ñi di waa Port Autonome bu Ndakaaru. basketball première journée jëm ci góor ñax jigéen ñi joué nañ ko ci njeextulaay bés bi ci week-end bi. ci week-end bi nag la ñu ko doon amal ñu tàmbalee ko ak lu jëm ci wàllum ak góor ñi ci poule A bi USRA yi moom AS Ville bu Ndakaaru moo ko daan 60-58 Dakar Université Club moo daan AS Bopp 84-59 Louga Basket Club moom moo daan ñii di waa AS Thiès 61-54 US Port moom Jeanne d'Arc bu Ndakaaru moo ko daan 75-59 ci poule B bi nag ASFA moom dafa daanu ci kanamu AS Douane 84-49 US PA di Union Sportive des Parcelles Assainies nga xam ne bii mooy nag seen gulet ñu yëngu ci wàllum nag national 1 bi ñoo daan Saint-Louis Basket Club 70-51 UGB moo daan
Sibac 50-43 Mermoz Basket Club dafa daanu ci kanamu ISO 56-43 lu jëm nag ci wàllum jigéen ñi ci poule A bi Guédiawaye Basket Academy moom dafa daanu ci kanamu Jaraaf bu Ndakaaru 62-45 Saint-Louis Basket Club moo daan bopp 63-37 CMT bu Ziguinchor moom Débalok moo ko daan 37-29 ci poule B bi Flying Star dafa daanu ci kanamu Asfo 52-45 60-31 la ISEC daan ñii di waa Mbour Basket Club UGB moom ñii di waa Jeanne d'Arc mu Ndakaaru moo ko daan 65-51 kon Mambay li moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram ñu joxante dig daje rek bu 12h jotee ak kii di Birame Ndiaye Touré 13h El Hadj Mouhamadou Mansour Diop jëm ci wàllu